ànd ak télévision Futur Média juróom-ñaari waxtu tegal fanweeru simili bisimila ci xabaar yi. bokk na ci ponk yi rapport gi Human Rights Watch fësal démb di ngaññi nag yenn xeetu sàkku yi nga xamante ne njegemaar yi ñu ngi koy dund ci daara digg doom yi lu ni mel nag tàmbali naa jur coow lu rëy ci biir réew mi ndax kuréel gi ëmb jàngalekatu SAEMS ne dinañu porter plainte ONG gi ndax jàpp nañ ne rapport gi dara du ci dëgg ñoom enseignant yu SAEMS sax jàpp ne rapport gi day xotti seen warma ay saaga lañu ko jàppee keneen ku ko ñaawlu di jëwriñ ji ñu dénk wàllu njàng meek njàngale mi naka noonu ministre chef de cabinet du président de la République Moustapha Diakhaté. ba tey ci wàllu njàng mi école 7B ca Pikine ba léegi mu nga ca ndox ya jamono ji lu war a tolloog juróom-ñeenti téeméeri ndongo ba léegi mënaguñoo dem ca classe ya ci loolu maire bu Pikine Nord ne lu njiit njaaga ONAS ñoom ñooy njaag te boo moyul dina leen porter plainte. wàllu njaayum mburu mi ci anam yoo xamante ne dëppoowul ak set geek cellal gi yenn saa yu ñuy gis ñu koy teg ci ay charrette wala ci ay oto yoo xamante ne cet ak sell nekku ca lu ni mel fédération bi ëmb boulanger yu Sénégal di ko naqarlu di sàkku ci gouvernement bi ñu wéyal nag lii di décret bi ñu fi génne woon ngir aaye jaay mburu mi ci biir boutique yi. wàllu tàggat yaram lamb la ñuy waxtaanee ci loolu nag ñu dëgmal saison 2018-2019 waaye gisaguñu ba léegi ay combat yu mag a mag li ko waral di koppar yu takku yi nga xamante ne mbër yi ñu ngi koy laaj wala ñàkkum sponsor wala sax ñàkk promoteur yu doy ci loolu nag ñu war a sax ubbi ab lël gu mag a mag jagleel ko wàllu lamb loolee ëllëg lañ ko jàpp ponk yaa ngi noonu mbokk yi yaatal gi neskis la. asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi ñuy seetaan daleen ak jàmm ci ëttu xibaar yi ci TFM démb Human Rights Watch di ONG gi moom nag ab rapport la génnee di ngañ yenn xeetu sàkkuteef yi nga xamante ne njegemaar yi ñu ngi koy dund ci daara digg doom yi ci réew mi lu ni mel kuréel gi ëmb jàngalekatu SAEMS di ko ñaawlu xamle sax ne ñoom dañoo fas yéene porter plainte ONG gi di Human Rights Watch ndaxte jàpp nañ ne rapport gi dafay xotti seen worma ay saaga sax lañu ko jàppee Fatou Bintou Konté dajeek ñenn ci ñoom reportage. ONG bi di Human Rights Watch rapport bi mu génnee nag métti na lool ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngalekat yi bu fekkee dañu leen dut baaraam ci wàllum abus sexuel ci établissement yi lii ñoom enseignants yi mer nañu ba futu te nag nee nañu dañoo fas yéene porter plainte ki nga xam ne moom moo di ONG bi lii. waaw li tax rapport bi ñu mere ko trop mooy que rapport bi dafa nekk rapport bu faux. bu teguwul ci benn dëgg. organisation syndicale yi dañ taxaw du ñu nangu loolu li ma ciy teg mooy li garaaw na garaaw boo xam ne bu ñu toogee ak suñuy naataango G6 yaakaar naa dinañ ci jël décision te yaakaar naa ni même décision yi ñu war a jël bokk na ci ñu envisager porter plainte contre organisme boobu nga xam ne dafa ñëw pour yàq deru jàngalekat yi. ñoom enseignants yi nee nañu rapport bi sax dafa nekkul benn yoon lu sérieux ndax amul benn base scientifique wala statistique yu jaar yoon yu wane ni rapport bi lu baax la. étude boo ko waree publier. pour mu am un caractère national day fekk échantillonnage bi am un caractère national alors que échantillonnage bu ñu jël mais vraiment c'est 3 régions sur 14 régions te même bu dee sur 3 régions vous vous rendez compte que écoles yu ñu jël représenté wul dara en termes de baromètre pour que nga mën a wax ni lii moo xew ci école Sénégal. en tout cas ki nga xam ne moom moo di Dame Seck bokk ci association parents d'élèves yi moom nag reconnaître na li nga xam ne moom moo am ci école yi léegi te nag di ñaax waajur yi ñu sensibiliser bu baax ñi nga xam ne ñoom ñooy seeni njaboot. du yoon ndax ñun dañ ñoo tere nga xóotal sa diggante yow ak élève bu jigéen bi. ni mu leen di gisee bés bu nekk xëy na seytaane nekk seen diggante loolu moom lu nga xamee ni ñun parents yi ñun ñoo war a sàmm suñu doom yi yee leen teel ci diggante boobu warul nekk. ñoom enseignants yi jàpp nañu ni bi ONG dafa bëgg yàq li nga xam ne moom moo seeni der ak tamit teg lu ñuul ci li nga xam ne moom moo di seen profession bi lay lépp la ko waral nag moom moo di bëgg rek dugal li nga xam ne moom moo di njàngalum sexualité ci école yi li Fatou Bintou Konté keneen ku ñaawlu rapport gi tey jàppal tànk itam njàngalekat yi ci réew mi di ministre chef de cabinet bu président de la République moom Moustapha Diakhaté jàpp ne rapport Human Rights Watch bi nii dëppoowul ak yoon te sax dafay yee fitna Alassane Ba moom moo daje ak moom ñu teewlu ko. Ce n'est pas normal rapport bi ni mel mu ngi wéy di jur ay réaction
Moustapha Diakhaté nag wane mer gi mu am ginnaaw bi Human Rights Watch publier rapport am ministre chef de cabinet bu njiitu réew mi daanaka xotti document bi la def di ko méngaleeg tract. man bu ma ko tuddee rapport bu dee ci France dama koy tuddee pamphlet wala tract du lu normal li ONG bi def parce que bu fekkee da ngaa interroger 167 élèves. ci réew moo xam ne la fa nekk ci élèves lu mu tuut mën na ju 500000 maanaam xaaju million. nga jóge ca fexe ba dugal ci bopp nit ñi tey boo liiree presse bi déglu rajo yi dem ci réseaux sociaux yi déglu rajo yi mu nekk ci bitim réew li ngay jàpp mooy Sénégal ñi fiy jàngale moom ay dañuy sëy ak gone dañuy sëy ak seeni élèves loolu c'est inacceptable moo tax ma jàpp ne wax jooju maanaam bombe de arme de destruction massive day mën naa taal réew mi. ab étude bi mu jàpp ne amut benn sérieux bi ci nekk donte sax jàpp na ne du ñàkk am yenn enseignants yu jëfee ci li rapport bi wax wante jàpp na ne du ñëpp responsable APRIS bi yokk ci ne yenn ONG yi ñëpp xam nañu li ñuy sàkku. wenn askan woo xam ne ña fa nekk ñëpp a baax maanaam ci jàngalekat yi ñuy def lu bon. xam nga réewu tubaab yi dañoo fas yéene ñoom ni ñu gisee àdduna ni ñuy dundee ñu wasaare ko ci àdduna ba ñëpp mel ni loolu nag. duñ ko defee ay bomb duñ bombardé kenn naan la nga mel nii dañoo wut ay ONG jox leen xaalis ñu dugg ci biir réew yi pour tey ñu fexe ba Sénégal góor ak jigéen ak jigéen man fee sëy góor ak góor man fee sëy ñoom dañoo bëgg nun nu gëm ko kon moom li sëñ Mbaye Thiam wax ne ñoom li ñu bëgg mooy ñuy jàngal xale yi ci biir école yi nu ñuy sëyee ñun du ñu jàngal suñu doom nu ñuy sëyee dañ leen di jàngal nu ñu bañ a sëyee bañ a sëyee ba seenum jàng àgg. buñ sukkandikoo ci Moustapha Diakhaté groupe Sénégal képp moo am pouvoir définir politique éducative suñu réew d'ailleurs lim ci yokk sax moo di ne ki bind rapport bi moom warul sax fanaan ci réew mi dañ ko war a dax mu génn fi. ki bind rapport bi moom waratul a fanaan Sénégal ndax amu fi place. Alassane Ba ci rapport googu la ñuy desandi ndaxte ONG bi di Human Rights Watch moom xamle na ne ci ab gëstu la jaar nag ngir mën a fësal lu ni mel gëstu googee mu ngi ko amaloon ci weeru juin août novembre atum 2017 ak ci weeru juillet atum 2018 loolee nag ñu ngi ko amal ci région bi di Kolda Sédhiou ak tamit Dakar ci loolu nag ni mu def ba am xibaar yu ni mel maanaam dafa seq ay waxtaan ak yenn njegemaar yi nga xamante ne jot nañoo dund li ni mel ci loolu sax ñuy sàkku ñu dugal ci programme yi ci école yi lépp loo xamante ne dafa jëm ci wàllu sëy wala sax ci wàllu awra ngir jàngal ko ndongo yi ci daara diggu doom yi ñu teewlu ci Fatima Touré ak gëstu gi ñu ci def. harcèlement ak abus sexuel gën a bëri ci Ndakaaru Sédhiou ak Kolda loolee rapport Human Rights Watch xamale ONG bi di xeex ak yelleefu doomu aadama def ay pexe ngir xam ñaata xale la phénomène bi le laal moom nag nee na def na ay étude ci ñeent fukki ak ñaari entretien yi mu jot a def ñaar fukk ak juróom-ñaar ci xale yu jigéen yi ak fukk ak juróom njegemaar bi ñu leen laajee nag ñett ñi dañoo marié wu waaye juróom-ñeent yi ñoom dañoo wanu lor waaye tamit du loolee kese Human Rights Watch daal di def ay waxtaan ci téeméer ak ñaar fukk ak ñaar élèves yu mu jot a waxal ñu daal leen di tas ci ñeenti école ñoom nag daal di def rek ay groupe ngir rek gën a mën a xam fan la phénomène bi la toll ñoom nag li ñu seetlu mooy xale yu jigéen yu bari seen jàng dafay teel a yàqu waaye tamit dañuy teel a xam lan mooy sexualité bu ñu daan def nag seen entretien yi français wolof joola mandeng lañ koy amalee waaye lu ëpp ci victime yi ñoom duñu nangu wax seeni expérience dañuy préférer dem waxtaanee ko seeni xarit yi wala sax ñi nga xam ni ñoom la ñu bokkal classe. Human Rights Watch nag daal di laaj ci lu toll ci fukk ak benn enseignant waaye tamit ay activistes ay experts ci wérum xel waaye tamit ñi nga xam ni rek ñooy yëngatu ci aar xale yi ñoom nag ñu xamale ni rek jàppale nañu xale yu jigéen yu bari ngir rek ñu daal ci génn ci naqar bi ñu am gannaaw bañ leen sàkkoo organisation bi nag ne dafa jot mu def ay recommandation bi ci njëkk mooy jàngale mbirum góor ak jigéen ci école yi ni ko norme internationale bëggee loolu nag metti ministère de l'éducation mu xamale ni rek rapport boobee teguwul fenn benn enseignant du responsable sàkku yi nga xam ni moo am ci école yi.
Fatimata Touré ñu wax ba léegi ci wàllu njàng mi ak concept bi di ubbi tey jàng tey lu ni mel mu ngay sooxee ca Pikine ci école 7B foofee ba léegi ndox ma mu nga fees dell ca daara ji jamono ji lu war a toll nag si juróom-ñeenti téeméeri ndongo ba léegi mënaguñoo tàmbale njàng ma mairie bu Pikine Nord ne nag lu njiit njaaga office national de l'assainissement du Sénégal moom mooy njaag maanaam waa ONAS ci loolu nag nee na dina leen sax porter plainte di sàkku ci nguur gi ñu def si ay jéego ba ndongo yi mën a dem ca classe ya ñu tàggat leen bu baax a baax Habib Faye Asmali Diop ñoo ñu teewaloon ca Pikine. ñaari ayu bés gannaaw ba école tijjee ay buntam ndongo yi nekk ci école 7B ñoom duggaguñu ba léegi ci classe yi la ko waral bokk na ci ndox mu xeeñ bi jaaba jonge ci seen école googee def fa taa loolee ndey ji réew bokk moomeel gi ne du ko nangu benn yoon te it di joxoñ baaraamu tuuma waa ONAS. opération ubbi tey jàng tey ba mu amee préfet bu bees bi ñëw na ne ma monsieur le maire école bii kenn mënu fi jàng ndox yi nañ ko bale nañ ko nettoyer ma ne ko bisimilah mais préfet ñeenti at a ngi problème bi mooy am ndax égout bii may joxoñ bii ci digg bi égout bii waa ONAS ñoo ko fi def ba ñu tabaxee école bi ba pare fii moo doon école 1 ak seen cuune ab école naka nga fay defee égout li nga xamante ne ndoxu foos yi ñoo fiy jaar di dem. moom moomee sax di leen menacer. Mansour Faye yow laay wax Serigne Mbaye Thiam yow laay wax directeur ONAS ku bees ki xaw ma sax turam président Macky Sall yow laay wax lii vraiment incompétence la dama fas yéene lii bu ñu ko réglé wul maa ngi leen di may altine prochain bu ñu réglé wul définitivement le problème dinaa woote conférence presse dinaa def plainte duñ ma faale nag parce que jaay doole la ñuy def. yile classe kenn mënu faa dugg xel xalaatul ndongo yi dafa jàngee ba tax na it ndox ma jël na ko bokk moomeel gi moom la muy gën a nakarlu rek moo di feebar yu ci mën a jóge te it muy ñaax l'état wi mu ut ci ay pexe. mais lii xaar may waxoon xale yi ku leen juróon yërëm leen naka ngay mën a bàyyee exposé xale yi ci lu mel nii façon fii ñu toog nii li ñuy nooy xam ngeen normalul xale yi jël feebar bi après yóbbu ko ci kër yi paasante ko mu dugg ci quartier bi après mu law loolu la ñuy xaar après bu ko defee président Macky Sall jóg ñu ñëw di ñu seet si ak ay jaale non c'est tout de suite qu'il faut régler ce problème là. lu toll junni ndongo ñoom ñoo ñee ba léegi ñi ngi ci vacances ci école 7B bu Pikine bu ñu sukkandikoo ci directeur bi moom moomee ne xalaatul benn yoon dalal ndongo yi ci biir école bi nga xam ne ndox mu calte gi mi ngi fiy jaaba jonge ba léegi la ko waral moo di égout ONAS bi ñu teg ci digg école bi tere leen noyyi. Habib Faye leneen ci wàllu xibaar njaayum mburu mi ci anam yi nga xamante ne dëppoowul ak sellal gi yenn saa yi ñuy gis ñu di ko yóbbu ci ay charrette wala sax ci ay oto yoo xamante ne ni set wala sell nekku ca ci loolu fédération gi ëmb boulanger yu Sénégal di ko ñaawlu njiit la di Amadou Gaye muy sàkku ci nguur gi ñu nag appliqué lii di décret bi ñu fi jëloon ngir tere képp kuy jaay mburu ci biir boutique yi moom Amadou Gaye nekkoon ca diwaanu Njàmbur ngir nag lu ñeel concours meilleur boulanger fii ci réew mi Amadou Gaye njiital fédération gi laaj ak tontu dox ci digganteem ak Thierno Fall ñu teewlu ko. donc war nañ jox population mburu bu hygiénique bu set ci anam yu set moo tax am na benn décret boo xam ne mi ngi fi dañ ni loolu faaw ñu def ko ndaxte liñ bëgg mooy cet bi nekk ci four yi cet bi nekk ci population bi ci boulangerie yi moo tax ñu def hygiène sécurité parce que dañu war a aar suñu ouvrier boulanger yi parce que bëgguñu par exemple yenn façon four yi nit ñi dañu ubbi four nu mu leen neexee naka lañu yooyu yëpp dañu bëgg mu deñ li ñu gën a bëgg mooy ñun fédération des boulangers xalaatuñu di favoriser nit koo xam ne lay jël oto boo xam ne def ci malade def ci indi ko yaa defaat ci mburu xëyaat defa ci malade loolu nag def saret wala def saret ci mburu loolu dañu ne dañ koo war a aaye loolu yoon baa ngi fi dañ ko aaye ñun nag li ñu bëgg mooy application bi dafa jot moo tax ñu ne li ñu bëgg mooy nit ki na dem jënd mburu ci boutique ci boulangerie ba boobaa dana sauver boppam dana sauver boulangerie ndaxte ci wàllu politique Moustapha Diakhaté di ñaawlu ba fa mu mën a yem kaddu yu xotti orma yi nga xamante ne Moustapha Cissé Lo yëkki na ko teg ko ci ndoddu Ousmane Sonko moom ministre chef de cabinet bu président Macky Sall jàpp ne nag débat bi ci wàllu politique dañ ko war a ormal bu baax a baax donte nag rafetluwul vidéo bi nga xamante ne Ousmane Sonko jël na ko nag doon ci ŋaññi yorinu réew mi gannaaw bi ñu moomee suñu bopp ba léegi te mu def ko ci biir réseaux sociaux yi Moustapha Diakhaté ñu teewlu ko. d'abord li ma lay wax mooy man Sonko amu ci moom benn cofeel rawatina ci bi mu ne ñi yoroon réew mi ku leen rey dagan na loolu jàpp naa ne wax ju ëpp la wax ju bon la waaye tontu ko nag du saaga ko moom tontu ko du stigmatiser ko tontu ko mooy xamal ko ne ko li mu wax waxuwut jaaduwul wari su ko wax
ma jàpp ne saaga ak tam nit dëmm bokkul ci langage politique maanaam bokkul ci cadre politique. politique moom li ma jàpp ne moom la rek mooy man nii laa gisee li nga def baax na li nga def baaxut lii laa jàpp ni moo gën comme li may wax toujours rek politique moom mi ngi mel ne rek kii ne damaa bëgg maafe kii ne damaa bëgg doomu daal waruñ cee xeex kenn ku ne nañ fexe ba mu am palaatam. leneen ci wàllu xibaar bés yi ñu génn am na ñaari doomu réew mi ca Italie yoo xamante ne ñàkk nañ seen bakkan gannaaw bi ñu defee accident ci ab oto ci loolu nag nguurub Sénégal nee na moom noppi na ngir nag seen néew ñu indiwaat ko fii ci réew mi bu fekkee ne entreprise bañ doon liggéeyee foofu ci Italie deful lu ni mel loolee nag jëwriñ ji di Sori Kaba moom moo ko xamle tey ji ci benn cérémonie bi nga xamante ne mu ngi ko doon présider ñu waroon faa tappal nag ab diplôme ñu jox ko émigré yi nga xamante ne dellu si nañ fii ci réew mi moom Sori Kaba ñu teewlu ko ay kàddoom Dissa Prera moom moo ko taataan. bu ma sañoon nag mbirum migration kenn du ko politiser parce que sérieux na sérieux boo xam ne dañ ci war a dem ak technicité bañ ci dem ak considération politique ñaari mbokk sénégalais yi nga xam ne ñoo mujjee accidenté Italie bi ñu wooyee sunu consul général xamal nañu ne entreprise bañ doon liggéey. jël na engagement rapatrier dépôt yi jël na engagement apporter lépp loo xamante ne war na jëmee ko ci famille ya kon foofu amul défaut d'assistance waaye nag xëj na peut-être politique ci suuf parce que contexte bi moo ko laaj ba ñu jëlee ko ci allure boobu wala ci angle boobu mais loolu du ñu jëmale kanam li ñuy jëmale kanam mooy li war a am est-ce que def nañ ko wala defuñu le consul ou la consul jot na ay instructions yu leer pour que lépp loo xam war na ca état war ko def na ko taxawee su fekkente ne engagement wu entreprise bi respecté wuñu ko na ko yëgal état très tôt pour ñu xool fan la ci mën a féete loolu mooy li nga xam mën naa ko wax ci mbir moomu. wàllu wér-gu-yaram congrès national de la société sénégalaise de chirurgie pédiatrique tey jii nag ñu doon kon amal congrès googu thème gi liñ ci jàpp moom mooy urgence chirurgicale néonatale seetlu gi nag moom mooy ci xale yi nga xamante ne yenn saa yi dañuy war a def sax li nga xam moom mooy opération gu ni mel su dee fukk la ñu doon boo moyul juróom-ñaar ya dañuy mujj ñàkk seen bakkan te moo ne day la leen dal amaana buñ ko defoon seetlu goo xamante ne teel na ñooñee mënoon nañ leen sauver ba duñ yi ñàkk seen bakkan leeral yi ak Maymuna Njaay ay jàngoro yoo xam ni xale yi dañ koy am ba ñuy doon tout tànk ñi judduwaale ko ñu duppee leen malformation congénitale xeetu feebar yooyu lu ci bari fii ci Sénégal nag léeg-léeg duñ ko amal solo wala sax ñu yéex a dem kër docteur tey jii ñu jagleel ko am ndaje bu yaa duñ leen diagnostiqué ci njëlbeen ba bu ñu juddoo bu ñu xaaree bi ñu am fukki fan ak juróom déjà yëf yi day trop tard pour ñu jël leen en charge moo tax ñu bëri di décédé maanaam bu jigéen yi nekkee ci seen biiru ëmb ñu def diagnostic bi loolu nag échographie moo koy def échographie wala benn rajo bu ñuy wax IRM. boo demee kër docteur fukki xale yu ñëw am xeetu doomu jàngoro yooyu juróom-ñaar ci ñoom dañuy mujj faatu. feebaru butitu xale yi. le plus souvent feebar yooyu ñoo gën a bëri te ñoom ñooy indi sax yenn décès yu gën a bëri yi léeg-léeg nga gis butit boo xam ne dafa yem quelque part foo xam ne lekk bi day ñëw bi foofu taxaw foofu dootul mun a wàcc ci suuf xam nga kooku il faut ñu teel ko jël en charge. beneen jafe-jafe bu fajkat yi di jànkonteel léeg-léeg mooy lu ñu duppee nguunu ngaana. xale boo xam ne daal du ñu xam ndax góor la wala jigéen la waaw yooyu nag dafay indi ay problèmes yu bëri. ay problèmes sociaux yu bëree bëri alors bu ñu leen élevé comme jigéen ñu ñëw bi hôpital ñu ne leen xale bi góor la loolu day indi traumatisme ci xale bi ak ci parents yi waaw parce que paj bi après day métti. beneen jafe-jafe bu pajkat yi daal di teg ca taabal ja mooy ñoom seen lim néew na néew goo xam ni lu ci bari duñ ko matale ndax kat boo jëlee ci réew mi fukk lañ fi ak juróom région bu mel ni Dakar. fukki chirurgien pédiatrique yi ñoom ñoo fi liggéey. ci wàllu cosaan ak aada DJ Dollar di doomu Sénégal moom moo jël nag raaya meilleur DJ ci Afrique mu di Afrima 2018 cérémonie gi ñu ngi ko doon amalee ci House Blues bi nekk ca Dallas ca réewu États-Unis mu di nag ab raaya goo xamante ne ni ñu ngi koy joxe nag ci wàllu mixage ci animation musicale ak tamit wàllu programmation moom mi jël raaya gi nag jàpp ne liggéey gu am solo la def moo la waral mu mën a yegg tey ji file Ibou Diouf.
DJ Dollar. moom mii da la ñu tànn tàbbu ko DJ bi nga xam ne moo gën a xarañ ci Afrique atum ren ji kooku nga xam ne rek jot nañ ko xam fii ci Ndakaaru ci bitim réew mu jële fa ab ndam loo xamante ne rek te koy bokk kaskan bi. sargal bi mooy sargalu Best DJ Africa buñ ma décerné ci Afrima bi passé fële Dallas Texas. DJ Dollar doon koo xam ne dafa bëgg lépp lu aju ci wàllu platine bëgg ko lool magazine award bi rappeur sénégalais bii la tànn atum ren ji. am na DJ yu bëri yu fa teewoon ku ci mel ni Black Coffee bu Afrique du Sud ku ci mel ni DJ Spinal bu Nigéria ku ci mel ni DJ Copy Nigéria DJ Neptune DJ Gaza Slim bu Ghana. DJ en fait lu am solo la ci wàllu musique urbaine surtout que dañ koy jàppee comme moom mooy musicien wu rappeur bi moom mooy nekk ci ginnaaw mooy balancer son yi moom moo ko joué xam nga. wàllu DJ doon nit ko xam ne dafa am solo lool lépp lu aju ci wàllu culture hip hop fii ci Sénégal xayma bi nag di fësal ne rek gone yi moom daanaka jamono ji soobu nañ ci bu baax a baax. DJ bi évolué na lu bëri ci Sénégal raison de plus ñu décerné ñu prix wu meilleur DJ Afrique muy sénégalais franchement ça veut dire que mi ngi évolué te ñu ngi sàkku rek ay ñaan di gën a liggéey pour mu gën a jëm kanam quoi. Afrique Adiouza wante ñoom ñooñee jotuñu fa jël ndam loolu di firndal rek ne DJ Dollar jamono ji moo yoroon drapeau Sénégal ci boobu la xew-xew. leneen ci wàllu xibaar professeur Amady Bokoum di directeur institut fondamental d'Afrique noire nekk itam directeur général musée des civilisations noires moom nag tappal nañ ko ab raaya mu di médaille légion d'honneur loolee nag ndax liggéey gi muy def di ko jëmale ci wàllu cosaan ak aada raaya gi ki ko tappal du kenn ku dul ambassadeur bu France ci Sénégal di Christophe Bigot ca cérémonie gi nag waxtaane nañ fa itam solo si nga xam ne musée des civilisations noires am na ko Aïssatou Paye teewoon na ko. Amady Bokoum ñu xam taxawaayam ci wàllum aada raaya bi nga xamante ne ambassade de France jox na ko muy légion d'honneur di ko firndeel ñu jàpp nag occasion boobule laaj ko ci wàllum musée des civilisations noires bi nga xamante ne léegi mu tijji. projet la boo xam ne dafay yàgg dañ ko yàgg di ko dox musée boobu nag du doon musée comme lu ñuy faral di gis. xam nga ñun ñëpp suñu mbokk yi duñ dem ci musée yi c'est pas que bëgguñu gis dara mais nit da nga koy woo loo xam ni ça lui parle. ba tax ne nag Amady Bokoum taxaw itam ci solo restitution bien culturel africain yooyu le nga xamante ne war nañu mën am seen place ci musée des civilisations noires. donc daañu dem xool loolu daañu dem seppi loo xam ne am na intérêt pour ñun ñu koy valoriser. li ci des su fekkee ne population yi dañ ciy gis seen bopp laajte ko dañ leen ko war a delloo. c'est essentiel pour nous mooy naka suñu aada suñu cosaan naka lañ koy aaree ci monde global bi. ambassadeur bi nag moom li mu si yokk mooy ne lépp wàllum éducation la ndax itam njëriñu musée bi wax nañ si taxaw. yaakaar naa musée bi dina mën a fàttali fësal ak jaay li nga xam ne suñu cosaan ak suñu caada ñëw naa fii ci jamono joo xam ne mënees nañu wax ne amul woon dara muy bërëb bu ñu rafetlu bu baax a baax rafet na trop te yaakaar naa ne njiitalam. juróom benn fan ci weerum décembre 2018 ñu nara nag ibbi musée boobule directeur bi nga xamante ne moo jox wàllu musée des civilisations boobu nag ambassadeur de France honoré ko jox ko légion d'honneur. saison 2018-2019 dëgmal nañ ko ñu ngi ci tàggat yaram wàllu làmb la ñuy waxtaanee ba léegi nag taxul ñu gisagum ay combat yu mag yoo xamante ne teg nañ ko ci loolu nag li koy waral bokk na ci koppar yu takku yi nga xamante ne mbëri dañ koy laaj yenn saa yi wala sax sponsor yi nga xamante ne dugalatuñ seen loxo ci biir làmb gi gëstu gi ak Cheikh Sadibou Diarra. li des saison 2018-2019 bu làmb ji ubbi bëriwul wante ba nii benn combat bu mag rek la ñu tëgg loolu li ko waral bëri na. promoteurs yi daal dañu xawoon néew moo tax combat yi tamit combat yu mag yi taxawul y a aussi amitié yi nga xam ne mbër yi dañ koy lié entre eux
du ma bëre kii du ma bëre kii ba pare tamit yenn am na beneen affaire tamit boo am mbër yi tamit dañuy tànn adversaire donc loolu tamit da si jugé ak mbër yi nga xam ne tamit dañuy laaj ay cachet des centaines de millions mu wóor na la promoteur bi amul loolu sur la table pour tëggoo moo tax loolu day tax ba combat yu mag yi ñu doon rêvé am te arène nationale ubbi te bu arène nationale ubbee nag dañ fa war a yóbbu ay combat yu mag ay combat de grande envergure nga xam ne sénégalais dinañ mun dem di ko seetaan. Iba Kane jàpp tamit ni les sponsors yu mag yi di daw làmb ji bokk na si lu tax combat yu mag yi bëriwul. sponsors yi moom je pense que lu bokk na si li nga xam ne tey facteur bloquant làmb la parce que sponsors yi bu ñu ñëwoon bu andi seen produit si làmb yaakaar naa làmb ji dina am benn jéego mais sponsors yi dañu xaw a reculer depuis ces quelques années sponsors yi ñëw du sponsors yi nga xam ne dañuy andi xaalis bu ñuy soxla si ay combat de lutte ay sponsors yoo xam ne de seconde zone la ñu ñooy ñëw accompagner promoteur te promoteur yi nag pour nga tëgg combat bu mag il faut nga am ay sponsors yoo xam ne dañu am budget bu mag a mag a mag boo xam ne dañ koy teg sur la table nga mun si dérouler sa programme. saison 2018-2019 bu làmb ji kenn du ko fàtte li koy waral bokk na si arène nationale bu bees bi ñu koy amalee li ñu laajte rek mooy ak yan combat fi mu toll nii kenn mënu si lim yu bëri ak ñàkk koppar bi am si làmb ji. mu doon xabaaru marax yi ci seen télévision Futur Média jërë ngeen jëf ci teewlu bi Cheikh Tidiane Diawo ci xibaaru nasaraan léegi la.